téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte di dalal Massila Gueye nekk président de la fédération des artisans du département de Pikine ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum secteur bu jëm ci wàllum artisanat. Massila Gueye moom mi jiite boobu la fédération dina ñëw ak ñun ñu yaatal li si jëm ndax tamit ñoom dañ doon sàkku ñu am ministère plein loolu am na si benn fan ci weeru novembre atum 2020 boobu ba léegi lan moo si bees lan moo si coppite naka noonu tamit coronavirus bi secteur bi ak deuxième vague bi ban taxawaay la si am loolu yëpp nañ fas yéene waxtaane ci plateau kennu askan wi fii si ITV. Massila Gueye maa lay dalal jàmm si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. El Hadj Malick maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu téléspectateur yu ITV yëpp. di tàmbale nuyoo bi ci suñu ministre du tutelle le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Oui. di nuyu le président de l'union des chambres de métiers le président de la chambre de métiers de Dakar di nuyu président OPA yëpp di nuyu artisan yëpp di ñaan yàlla waxtaan bi fii waxtaan mu nekk loo xam ne dina jëriñ le secteur de l'artisanat parce que ñun bu ñu ñëwee toog ci plateau wala ci studio li ñu fay wax rek mooy luy jëmale secteur de l'artisanat kanam. bañ a am benn discrimination. du organisation bu ñu bokk wala beneen mais luy jëmale secteur bi ci kanam. kon dañuy abbu voix wu artisans yi comme ni ñu koy faral di waxee. pour waxal leen. ci kanam tuuti téléspectateurs yi mën ngeen woote si émission bi si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Massila Gueye. léegi secteur bu jëm ci wàllum artisanat am ngeen seen ministère plein te tamit ministre bi Pape Amadou Ndiaye la tudd président Macky Sall fal ko benn fan ci weeru novembre atum 2020 alors ba fi ministre bi toogee ba léegi yéen yi ngeen doon sàkku am na ay coppite yu ngeen si jote gis wala. waaw jërëjëf parce que pour ñu am ministère plein je pense que wax nañ ko fii. fii bokk nañ ci plateau yi nga xam ne taxaw nañ fa laaj pour secteur de l'artisanat am un ministère plein. je pense que bi mu amee ci ngoon si déggante nañ téléphone waxtaan ci loolu. mu nekk doléance boo xam ne artisan yàgg nañ ko bëgg. bon bi mu amee ba léegi nag changement mën na ni gisaguñu ko. peut-être nag. dara la ci kanam peut-être mais gisaguñ changement. am na daal benn mbetteel bu ñu am. ah bon les artisans. jëm ci ban fànn. jëm ci budget bi nga xam ni moom lañ alloué secteur de l'artisanat. mooy bi ñu voté ci assemblée nationale. waaw muy 4 milliards et quelques. 4 milliards 480 millions. 480 merci. loolu vraiment tuuti na lool. par rapport ak secteur bi. ni mu demee ci économie. nga xam ni presque 41 ou plus. pour cent ci secteur ci économie Sénégal secteur de l'artisanat la. bon loolu ñu jox ko budget wu 4 milliards. loolu vraiment c'est minime. oui même sax ba ñuy voté budget bi ci assemblée nationale député yi tamit am na député yu ko relevé ñaawlu ko bu baax a baax ni secteur bu si mel ne secteur artisanat. budget bi dafa faible ndax 4 milliards 480 millions. dafa tuuti lu bare te loolu dina indi ay gàllankoor ci objectif yi nga xamante ni moom mooy xaar Pape Amadou Ndiaye di ministre de l'artisanat. waaw parce que bu nekkee ñun dañoo jooy ministère plein. oui boo xam ne day yore secteur de l'artisanat rek. yàlla def mu am. ñu ci remercier le président de la république xëy na dégg na doléance boobu. bu amee ba pare nag waroon nañ ko accompagner ak moyens yu doy. mooy mu am budget bu baax. boo xam ne vraiment secteur bi dinañ ci yëg seen bopp. dina am benn évolution. bu benn avancement bu ñu remarquable boo xam ne dañ ko gis ci secteur bi. mais am ngeen ministère plein ba pare jël toq jox leen pour ngeen doxee vraiment réglé gul problème bi. néew na daal xem nañ ko trop. kon yéen ngeen doon séntu ci ministre bi. Pape Amadou Ndiaye jàpp ngeen ni ak 4 milliards 480 millions yi mbir mi dina takk suuf bu baax a baax wala. waaw du nekkul loo xam ne daal ci suñu gis-gis mën na lijjanti problème mu secteur bi. parce que secteur bi dafa yaatu. et puis dafa transversal. amul loolu laal ci Sénégal te artisanat laalul ci loolu bokkul ci loolu wala dugalu ci loxoom. wala amul. kër goo dugg ci Sénégal. am na ay artisans du ma wax sax benn mais am na ay artisans boo doon xool fonctionnaire wala leneen di nga dugg benn kër di nga toog juróom wala juróom benn kër balaa nga koy gis. mais bu dee artisan moom kër goo dugg am na fa yaatu na trop vraiment
te li ñuy liggéey aussi soxla nañu dimbal bu am solo. te dañu nekk ci évolution boo xam ni monde bi day bouger dañu war a bouger ànd ak moom. mais artisan Sénégal artisan yi ci seen bopp ñi ngi def le maximum pour avancer pour dem ci kanam propulser mais. ci jàppale bi dafa des lu bëree. alors ñu gis ni boobule budget dañ ko xaaj ñetti xaaj maanaam daal am na ñetti programme yi nga xamante ni mu ngi ci kanamu ministre de l'artisanat ñu jàpp ci lépp lu jëm ci wàllum développement de l'artisanat transformation encadrement du secteur informel naka noonu mu am pilotage coordination ak tamit lépp lu jëm ci wàllum gestion administrative. loolu yow na nga ko gisee en tant que président de la fédération des artisans du département de Pikine. waaw xam nga encadrement bi ak yooyu yëpp baax na. loolu moo lay wan ni kon moom li nekk ci kanamam lu yaatu la kon dafay jaadu ñu boole ci loolu artisans yi. artisans yi mooy acteurs yi ñu woo leen ci liggéey yooyu. ñun dañu pare chaque fois dañ koy wax pour ministère bu ñëw wala bu mu mën ci doon mu boole artisans yi ci doxalinam. c'est-à-dire mu am ay conseils artisans au moins loolu benn la beneen bi mooy lu mu mën ci doon ñu koy def nañ ci woo les acteurs. ñu xam ñu fekkee waxtaan ak ñoom ci doxalin bi ak yépp pour ñu xam. parce que mënoo defal nit loo xam ni yow xamoo bon waxoo ak moom. kon kooku pour nga dimbali ko du yomb. mais ministre yi ba mu toogee ba léegi est-ce que dajak nag yéen surtout nag waa fédération des artisans du département de Pikine. bon ministre bi daje na ak artisans yi mën nañu wax. oui mais mais pas spécifiquement ak la fédération. bind nañ suñu demande xañ na eggagul ci moom wala yooyu ñoo ngi xaar. mais daje na ak artisans yi parce que def na prise de contact bi mu ñëwee ak les présidents d'OPEA. ñu waxtaan ci secteur bi. mu am loo xam ne da ko fi fekk ministre bi fi nekkoon muy le ministre Dame Diop ñu koy saluer. moom mu war a commencer ci loolu liggéey jëm ci kanam. ci loolu bokk na ci ay réformes yoo xamante ni ci secteur bi artisans yi soxla nañ ko lool waxtaan nañ ci def ci benn waxtaan fële à Saly. mu nekk lu am solo suñ sañoon loolu moom dina ci commencer jëm ci kaw muy lu réformer. le secteur en général réformer les chambres de métiers. loolu yëpp daan si ñëw chambre de métiers yi naka noonu ak village artisanal bu Soumbédioune su ko defee yooyu la bërëb gën a nekk ay bërëb yu am solo yu yànj yu attrayant alors yow Massila Gueye yow mi jiite fédération des artisans du département de Pikine ñu gis aussi yeneen association artisans yi tamit comme ni nga ko waxee sànq bëri ngeen lool macha allah. alors lan mooy gàllankoor bi ba yéen fi ngeen bëgg àgg ba léegi àggago leen fa. gàllankoor bi bokk na ci ay njiit ni ma ko mën a waxee. su ma waxee ay njiit nag waxuma peut-être ay président organisation yi ñu doon. parce que ñun dañuy def ba def lu ñu mënul. mais ay interlocuteur boo xam ne nekk na entre l'État ak les artisans. yaa ngi dégg muy ay directeurs. yoo xam ni des fois compétences yi mën naa am dafa des mën nañu wax par exemple le directeur de l'artisanat jàmbaar la liggéey na mais yàgg na fi lool 25 ans ku nekk ci benn place di fa liggéey saluer nañ liggéeyam mais il est grand temps ñooñu cédé jox le 109 jox xale ñu ñëw gën a sawar gën a mën a yu demee noonu bokk na ci lii kii secteur bi li xaw a indi suñu problème ci secteur bi. Ah bon? Oui boobu benn la beneen bi aussi ñi ñu jàppee ay artisans ñi ñu jàppee ay président OPEA yoo xam ni peut-être dañ ko nekk que de nom wala gàddu seen sac di dugg ci bureau par-ci par-là nous n'avons pas ce temps ñun ay acteurs lañu ko ci dem ci ñun da ngay fekk mu nekk ci place am di liggéey. kon ku bëgg suqali secteur bi jéem a la xàmmee ñooñu ràññee leen nga copte ñooñu ànd ak ñoom ci liggéey. mais amuñu jotu dugg fii par-ci par-là non amuñu boobu jot loolu yooyu bokk na ci facteurs yi nga xamante ni day daaneel secteur bi. kon nag dañu war a jël les vrais acteurs. ñi nga xam ni ñi ngi en action ñu jël ñooñu boole leen ci liggéey bi daal wala interroger leen en tout cas ci doxalin bi. pour que mbir mi mën a dem si kanam. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs ñu ngi dalal tey Massila Gueye président de la fédération des artisans du département de Pikine mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628
74 alors Massila Gueye gis nañ ministre de l'artisanat Pape Amadou Ndiaye fan yi mu ngi def tournée te boobu la tournée tamit wax na si que ni mbir mi 25 milliards yi 25 milliards la non. waaw 35 de lan ñu waxoon. waaw 35 nañu waxoon mais après moom mu ni 25 milliards. waaw loolu indi benn jeexi jaaxa si seen biir 25 millions yi ñu commencé que séddale ñi nga xamante ne ñoom ñoo inscrire ñoom nañ ko war a jox alors boobu ba léegi mbir mi dafa mel na dafa am ay lënt yéen si seen gis-gis ndax 35 milliards nañu waxoon après ñu ni 25 milliards. lan moo xew dëgg-dëgg si sa gis-gis. bon loolu amuñu ci explication bu leer. ba léegi waxuñ leen lu leer. waaw parce que 35 milliards la ñu waxoon. loolu le président de la république la ministre Dame Diop bi fi nekkoon loolu la wax. ci la doon liggéey ak le président de l'union des chambres de métiers. ñu koy nuyu de passage Issa Dieye. ci loolu communication boobu la ñu doon wax mais à notre grande surprise le ministre de Pape Amadou Ndiaye bi mu ñëwee. ci la wax ni au lieu de 35 c'est 25. bon explication bu leer amuñu ko ci wax nañ ni li ñu jàppoon ni dañuy bindu ci ay artisans mi waroon nekk ci 230 000 artisans. pour bindu ci fond bi. léegi ñi bindu matul 230 000. 188 000 moo bindu. ci 188 000 yi après dem nañ ba bi ñu xoolee ñii seen numéro am problème ak yooyu bi ñu defee sélection bi daal am nañ 166 000 artisans. kon peut-être loolu moo leen motiver à ce que ñu wàññi somme boobu. mais ñun gisuñu noonu. li ñu gisoon mooy ñaar benn ñi bindu nañu somme bi c'est 35 milliards nañ éclaté 35 milliards divisé ko ku nekk li ñu ci war a am nga am ko ci. beneen bi bu nekkee dañu bëggoon 230 000 inscrits te 230 000 inscrits ñu defaat lancé waat enrôlement bi. ñu lancé waat ko. suñ ko lancé waatee yeneen artisans yoo xam ne jotuñu woon bindu dinañ bindu ñëw bénéficier wu ci. mais communiqué 35 milliards ba ñëpp dégg 35 milliards nga xëy technique. c'est 25 milliards. vraiment artisan bu nekk mu 150 000 la waroon am. waaw mais am na ñu jot a am quand même. am nañu jot a am. loolu aussi dañ ci ñëw parce que def nañ benn lancement à Dakar. am na ñun fi jox. def nañ lancement ci région yi bu ñu demee defee lancement bi foofu région bu ci nekk dañ joxe symboliquement 50 artisans. 50 artisans boobu ba léegi. région bu nekk am na ci yoo xam ne ëpp na semaine mais ba léegi foofu la yem amagul avancement. ici à Dakar ñi am nañu jot ñu bëri mais bëri nañu jotul te loolu ñu dafa gën a nekk suñu problème. en tant que ay président organisation. dañuy interpeller par ci par là. président bindu woon naa man inscrire nañu. loolu war na nekk liggéey bu bu gaaw parce que booy dimbali nit ki. bu pragmatique bu gaaw fast track aussi. fast track mais dimbali nit ki affaire bi yéex na. dépensé nañ ci loo xam ne ci énergie il ne fallait pas. te bu liggéey bi mais yéexaay bi si sa gis-gis est-ce que jàppoon ni peut-être dañ bëgg mbir mi nekk lu transparent mbir mi jaar yoon. ba pare su ko defee xaalis bi ñu ko yelloo ñu mën ko jot. non mbir mi transparent loolu moom ñun léegi on se laisse plus faire. maanaam parce que programme artisan bu ci fi jaar presque doo am évaluation te léegi nag ñun comme mbir mi nee nañu lii pour ñun la. bu paree dina exiger ñu indi ñu évaluation dërëm bu nekk fii la dugg. pour daal da ngeen xam dërëm bu nekk. ñu xam vraiment. kon évaluation moom yi jot a jaar non daawuloon am mais léegi nag moom. avec léegi ak organisation yeeg léegi. non on ne se laisse plus faire wax dëgg yàlla. lu ci jaar daal ñu xam ne lii c'est pour les artisans bu ñu paree dinañ évaluer ni nii la demee nii ñu xam. buñ ko laajee joxuñu ni ko dinañ yëkkati baat yi vraiment pour que ñu. alors dañuy taxaw ci wàllum xaalis tamit taxaw tamit ci wàllum projet et programme PEJA bi tamit nekk na lu leen soxal ba tey mais ba léegi nii dafa mel na PEJA bi fa mu taxawoon la taxaw ba léegi ci seen gis-gis. waaw PEJA bi aussi dafa am benn fonds boo xam dañ ko ci jël Banque mondiale moo ko jël. un peu moins de 2 milliards pour vraiment jàppale ci artisans yi. ndax Covid bi sonal na leen. ñu def ci ay kits sanitaires. moom aussi mu am transfert 150 000 moom tamit bën commencé transfert bi dafa yàgg liggéey bi yàgg mais ba léegi jusqu'à nos jours bëri na ñoo xam ne jotaguñ seen xaalis. loolu yëpp doxalin liggéey bu médiocre bu am vraiment loolu ñu dañ koy déplorer. mais peut-être aussi ministre bi di Pape Amadou Ndiaye dina si indi ay joyanti ba mbir mi mën a bar. non Pape Amadou ñaari projets yi bokkuñu. parce que bi fonds de résilience mais moom en tant que ministre de l'artisanat peut-être moom
mën na si dugal loxo mbir mi gaaw. non fonds de résilience bi. Ouais. moom la Pape Amadou Ndiaye yore parce que c'est artisanat. Ouais. mais projet PEJA bi le ministre Dame Diop moo ko yore parce que c'est apprentissage. Ouais. parce que moom moo yore ministère de l'emploi oui. de la formation professionnelle de l'apprentissage. Ouais. moom moo yore loolu. kon projet PEJA bi le ministre Dame Diop la. fonds de résilience bi le ministre Pape Amadou Ndiaye la. Ouais, mais ñaar yëpp dafa yéex. ñaar yëpp dafa yéex. ñaar yëpp daanaka seen doxalin presque benn la. ay transfert la ñuy def bu dee fonds de résilience bi dañuy def transfert am na boo xam ne dañ ko def ci benn opérateur bon ñooñu waroon jot seen xaalis ñëpp boo demee ñun la numéro bi. sa numéro la mais tur bi du sa tur. mu bëri ay problème ñu def ay réclamations au niveau de la chambre de métiers. di yéeg di wàcc. waaw di yéeg di wàcc ñooñu aussi def nañu vraiment lu ñu mën. mais amuñu sax moyens yu doy pour liggéey nu ñu war a liggéeyee. dañu bëgg plus de considération ci suñu secteur. dafa des le président de la république nag def na ci lu yaatu dëgg la. dañ koy saluer di ko remercier ci loolu. mais ba léegi dafa des parce que secteur bi moo yaatu. am benn doole am benn rechute te léegi nii peut-être bëri na ñoo xam ni nekkoon nañ ci secteur bi di nelaw mais li ci nekk léegi ak bu njëkk du benn. du benn non. alors du ñàkk ñu ñëwaat ci kanam tuuti si seen ay jafe-jafe ak tamit taxawaayu artisanat. tamit lépp lu jëm ci wàllum mobilier tamit loolu yëpp daan si ñëw ak wàllum commande publique bi alors dañuy taxaw tuuti ci wàllum coronavirus gis nañ première vague bi ba fi coronavirus duggee depuis le 2 mars amu ngeen ay jafe-jafe yu métti mais gis nañ deuxième vague bi quand même yéen a ngi liggéey kon jafe-jafe yi mën nañu wax ni wàññeeku na voilà. waaw jafe-jafe yi wàññeeku na parce que confiné woon ñu tëj ñun mais ba léegi jafe-jafe yaa ngi fi. parce que activité yi war a tax artisan bi di liggéey activité yi amatul. nga baal ma am na suñu téléspectateur buy insister ñu jël ko si 88 628 74 allo kooku dem na allo dafa mel na am na keneen ma bàyyi la nga àggali sa explication. waaw parce que Covid bi laal na artisan yi bu baax. comme deuxième vague bi moom ñoo ngi liggéey. ba léegi mais liggéey bi aussi wàññeeku na comme ni ma ko waxee. ndax activité yu bëri yu doon tax liggéey bi dox dafa taxaw. parce que nit ñi demuñu xew demuñu takk. demuñu. ma ñu jël suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. bismillah kilifa gi. allo. baal ñu nga wàññi télé bi waaw salaamaaleykum wàññi naa ko. waaleykum salaam mën nga wax directement nga bañ a déglu télé bi su ko defee déggin bi gën a mucc ayib kilifa gi. d'accord. Sow la Ibou Sow Sopp Dapa. Sow bismillah ñu lay dalal jàmm. waaw man tuuti laay dégg fii tuuti laay dégg. tuuti ngay dégg. waaw mën nga wax ñu lay dégg ñun directement mën nga wax sa doléance. ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax. laajement ñu ngi leen nuyu di nuyu président Mathia Gueye. oui di la fay di wax ni sànq li ma la wax moo am solo moo tax xam naa ne mënuñu woon dugg. oui. waaw di jaajëfal ITV bu baax a baax a baax. waaw di wax ni tey li ngeen wax dafa am solo parce que artisanat tey. ñun ay chiffres rek la ñuy wax mais duñ ko appliquer comme li ñu wax ci. lu ñu wax ci kii bi 35 milliards yi. oui Dixar ne 25 milliards. noonu la demee woon ci PEJA bi 2 milliards la ñu waxoon si bi ñuy def relance bi ministre Dame Diop da wax 2 milliards 500 millions. ñun noonu lañ koy déggee te duñu am suivi quoi. maanaam yéen ay chiffres rek ngeen dégg. waaw ay kii rek lañ dégg après du am suivi quoi. waaw beneen bi ci des mooy problème mu banque yi ñun xam nañ ni artisan yëpp xam nañ ni dañoo amoon ay prêt ci banques yi. oui. dañoo amoon ay prêt ci banques yi mais banques yi sonal nañu artisans yi fu mu toll nii. te loolu nguur gi waroon na ci jël matukaay boo xamante ni carrément dina mën a bàyyi artisans yi ñu liggéey daal ak seen dal. parce que xam nañ ni corona bi nu mu def ci artisans yi dafa gaañ bu baax. bi defar masque jotee artisans yi dañoo defar masque lu mel ni FEDAP fédération des artisans département de Pikine dafa génnee ay masques. maye ci mairie yi. artisans yi def nañ seen le maximum possible def nañ lépp pour artisans chaque jour suñu panel yi ñu ngi sensibiliser. ci corona bi. oui. léegi nag état bi moom waroon jël matukaayam bu mat sëkk ci banques yi. ci banques yi. mu xam ni carrément banques yi sonal nañu bu toll nii askan bi quoi franchement. jërëjëf Sow.
waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax nag. merci di nuyu président monsieur Liggéey suñu président bu macha allah. merci Sow da baax merci jërëjëf. waaw ñu ngi nuyu baax di leen ziar. kàddu yi rafet na am na solo merci beaucoup baax mu nekkoon Sow da baax masi la. waaw Sow da baax ku baax la. parce que yaakaar naa suñu xamante ci moom la jaare mu nekk ku dynamique vraiment di liggéey bu rafet ci FEDAP. sawar lool macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla. maa ngi doon wax ci Covid bi. ci Covid bi nañ toll woon voilà ci lañ toll woon. bon activités yi moo wàññeeku. kon liggéey bi forcément day wàññeeku. ndax nit ñi dañ doon dem tàkk di dem xew di ñawlu di sañse tey doon ci gis seen bopp. bon bu activité bu déplacement yi ak yooyu wàññeekoo couvre-feu am bon manque à gagner bi day ñëw su ko defee ki nga xam ne bëggoon na liggéeyloo menuisier bi wala keneen la mu waroon am dootu ko am kon loolu moom xam na ni nag phénomène la boo xam ne dafa nekk fépp. mais dëgg ci secteur bi ñu nekkee moom laal na ko bu baax a baax. laal na ko bu baax mënoon na nag yomb ci ñi nga xam ne ñooy côté tailleur yi. parce que li ñuy utiliser masque ci Sénégal bëri na. bu nekkoon masque yëpp made in Sénégal la. question boobu sax da nga si anticiper. voilà su boobaa. kon peut-être doon na métti si ñeneen mais ci benn côté moom foofu doon na kii bon dëgg la nag am na ñoo xam ne vraiment ñoo ngi koy def mais état ci boppam moo waroon jël ay gardam jël ay mesures am pour que masque importé yi bañ a dugg ci suñu réew ñuy takk masque yi nga xam ne moom lañ defaree Sénégal su ko defee benn couturier bu ci nekk di nga ci liggéey di nga ci gis sa bopp bon voilà nga am ci dara voilà mais gis nañ ni léegi masque importé yi moom lañ nit ñi gën a utiliser. te benn côté sax est-ce que wóor na foofu du ma fi sori. ndax dañu naan débat bi moom bëri na ci wàllu masque yi. 3 heures de temps la waroon la ko nit ki war a takk te gis nañ ñi nga xam ne 2 jours benn masque boobu la ñuy utiliser. te kenn mënu ko fóot. bon yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni war nañ ci mën a alors su weesoo événement yi comme takk yeeg mariage yi. mu jëm ci wàllum rassemblement yooyu la mu wàññeeku bu baax a baax mu nekk lu ñu tere loolu yéen da ngeen si doon gis seen bopp mais deuxième vague bi fekkee ni yéen a ngi liggéey au moins am na lu mu fàtt quand même. waaw deuxième vague bi dëgg-dëgg. ba tey yéen a ngi seen activité. ñoo ngi suñu activité mais ba léegi wàññeeku na aussi. parce que bari na marché yoo xam ne à partir de 17h dañ leen di tëj. kon ñooñu seen activité wàññeeku na. doon nañ liggéey mais quand même marché yooyu suba si nañu ubbi. waaw suba si nañ ubbi dëgg-dëgg. suba si nañ ubbi ba 17h ñu wàcc bon loolu wàññi na parce que bu nekkee tailleur yi doon nañ nekk seen place yi ba 21h 22h. kon dinañ am benn 5 heures de temps boo xam ne wàññeeku na ci seen liggéey. bon loolu nag kenn du ci sikk état loolu moom dañuy ñaan yàlla rek mbas mi jóge fii parce que moom moo indi loolu. mais ginnaaw bu amee ba pare tamit nag war nañu tegal daal vraiment. ay accompagnement yoo xam ni. dina tax métti boobu duñ ko yëg bu baax. te accompagnement bi yéen a ngi koy xaar te mbir mi dafa yéex ba léegi nii. dafa yéex mais gis nañ quand même ministre bi fan yi mu ngi def tournée mbir mi ñu ngi koy commencé joxe de. waaw ñu ngi koy joxe ay artisans yu si commencé gis seen bopp. wax naa ñu ngi koy joxe. ñu ngi koy joxe mais joxeleen bi moo yéex. parce que wax naa région bu ñu dem ci région yi ñu dem yëpp. buñ dem dinañ def envoi 50 artisans yoo xam dañ leen jox symboliquement. mooy li ñuy wane. mais nag bu paree na suivi bi continuer quoi. mais boo joxee ñee toog di xaar. des fois c'est difficile quoi. c'est difficile. alors village artisanal bu Soumbédioune naka noonu aussi village des arts yooyu la bërëb aussi nekk ay bërëb yi nga xamante ni vraiment gis nañ fa seen taxawaay ak tamit seen liggéey gu am solo ñu may xamal ni am na keneen ku nekk si ligne bi ma jël ko laata may ñëwaat si boobu lay question allo. allo salaamaaleykum. kilifa gi baal ñu nga wàññi son télé bi aleykum salaam ñu ngi lay dégg allo. sëñ bi na ngeen def président Modou Gueye. bismillah président ñu lay dalal jàmm. xewal. allo président dem na ñu ngi jégalu bu baax a baax. ñu ngi woon si village artisanal bu Soumbédioune naka noonu aussi ak village des arts. vraiment mu nekk ay bërëb yi nga xamante ni seen situation yéen tamit yéen a ngi koy naqarlu ndax jàpp ngeen ni waroon na dépasser fi nga xamante ni foofu la ko nit ñi doon xaaree alors foofu tamit lan ngeen di xaar ci ministre bu bees bi di Pape Amadou Ndiaye. Pape Amadou Ndiaye xam nga village artisanal dañuy liggéey bu am solo ci réew. parce que Soumbédioune demee woon na ni nga xam ni gan bu jógee bitim réew ñëw Sénégal. il faut mu bëgg a dem Soumbédioune. am ay articles yu muy jëlee foofu yóbbu. mais léegi presque foofu dafa dee. du Soumbédioune kese village artisanal yi ñu xam yépp boo demee Thiès village ba doxul
feneen village yu doxul te village yoon dañ leen war a réhabiliter jàppale leen defar ko ba nga xam ne président de la république même bu amee ganam day am fierté ànd fa ak moom kooku xam ni made in Sénégal am na fi artisan Sénégal ñu ngi liggéey loo xam ne mën na ko yóbbu am na keneen kuy woote ñu jël ko allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay dégg kilifa gi bisimilah. ñoo ngi nuyu bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay fay. di nuyu le président Modou Sylla. mu lay dégg fa nga ñu woowee. Modou Gueye depuis Pikine. di ko jaajëfal bu baax ci dalal bi. jërëjëf Modou Gueye. di nuyu le ministre Pape Amadou Ndoye. Pape Amadou Ndiaye Pape Amadou Ndiaye. oui. ak le ministre Dame Diop. ak le président union Issa ñu ngi koy nuyu baax. Issa Dieye. di nuyu OPA yi nekk ci biir réew mi yëpp. nga xam ni yaa ci ñoom yéen a bokk liggéey bi. di wax ni foofu la waa ci laaj léegi rek foofu lay ñëwee. comme président dafa newoon nañ affilié chambre de métier yi ak OPA yi. mu mel ni boobu ba léegi liggéey bi ñoo ngi koy déglu mais dafa des. ndax boo xoolee gàllankoor yi nekk ci secteur bi. mënta fexe ba dégg. loolu moom moo ko waral. faaw ñu jël OPA yi affilié ak chambre de métier ñu yëkkati liggéey bi teg ko seen loxo. ndax boo xoolee problème bi ñu sunu membre yi am muy fond Covid bi. di envoyé Moodu mu dem teg fa tuum Aïda. loolu ça veut dire que ba léegi liggéey bi tegaguñ ko ci loxo yi ñi ko moom. ñun pare nañ pour liggéey ak moom. pare nañ pour liggéey ak le ministre keroog bi ñu dajee wax nañ ko. kon donc ñu jël li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom ñu yëkkati ko teg ko suñu loxo ñu ànd ak ñoom liggéey. moom liggéeyam war na mën a yóbbu parce que bi mu ñëwee fekk na si buntu bu ubbeeku. kon xam naa ko ma bañ a guddal xam naa ne ñun li ñu bëgg a wax xaju ci. ñoo ngi am mbégte la ak kontaan di wax nga yaatal émission bi. président Modou Sylla jàllee yeneen président yaa ngi ci nga gën koo yaatal ñoom ñu yëkkati le secteur de l'artisanat li nga xamante ni moom lañ moomal suñu bopp ñu teg ko ci loxo OPA yi. ñu toog jàllale message bi. éveil de conscience bi nga xamante ni moo war a nekk ci artisan yi bu nekk ci ñu xool nan la ñuy liggéey réew mi Sénégal mën a jëm kanam. jërëjëf président bu baax a baax di kontaan bu baax suñu président di ko ñaanal suñu borom may ko fan gudd ak wér. amiin ak waa FEDAC yëpp fédération des artisans de Pikine ak yeneen fédération yëpp. merci banlieue SANAS ak MTS mouvement yi fi nekk yëpp daal ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar def asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah merci président di la gërëm baax di la sant Massila waay. ñoo ngi woon ci. ñu ngi woon si village artisanal bu Soumbédioune nekkoon ak tamit village des arts. voilà président dafa war a jàppale. village yooyu ba. baal ma. mel na artisan yi seen yaram dafa tàng de am na keneen ku nekkaat si ligne bi ñu jël ko allo allo allo. 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 allo oui. kilifa gi wàññil télé bi baal ñu nga wàññi télé bi su ko defee. dégg waaye fay naa ko ma faram fay naa ko benn yoon. très bien bismillah ñu ngi lay déglu Touba Ngelen Touba Ngelen. ñu ngi lay déglu kilifa gi. Touba Ngelen président AICD association des conseillers jàmm gën ci Kambaaw. bismillah. Ngenen na nga def. maa ngi ziar bu baax président. ci jàmm. waa di kontaan ci dalal bi macha allah. alhamdulilah. di kontaan ci sa animateur bu mu xam moo la invité. merci. waaw mi ngi taxaw artisanat macha allah. jërëjëf. di wax juróom lay def yow tamit président ñi ngi kontaan ci yow bu baax. jërëjëf. di kontaan ci liggéey bi. macha allah man wax dëgg yàlla damay pass ci nuyoo bi dem directement ci li nga xamante ni moo ci tax a jóg. oui mooy ni président fi ngay taxaw di wax pour artisan yi. fi ngay taxaw di wax pour artisanat ñoo ngi ñaan yàlla ministre bi ak ay collaborateurs ñu dégg la. parce que quoi yi am ci affaire PEJA bi ak quoi yi am ci affaire fonds de résilience suñ la déglu woon. kon problème bi résoudre na bu yàgg. yaakaar naa ñu ngi siy waxtaan plusieurs fois. jërëjëf. mais dafa def benn volonté politique. ak benn écart bu ñu def ak ci OPA yi. ñu bu ñu impliqué woon kon heure bi problème bi réglé na. soo gisee ay nit toog seen kër yëguñu ni convention bu ñu war a signé am na pour ñu war leen jox seen fonds ci PEJA bi. ba affaire bi dem ay 6 mois. donc loolu ëpp na. dëgg la te PEJA bi képp ku déposé rek. wax na laaj demandé na la ci questionnaire yi. ci ban OPA nga bokk ci ban département nga bokk. kon normalement war nañu mën a saisir président OPA boobu wala président responsable ci département boobu. mu régler sa problème
nga mën a jot ci sa ay kit mën a jot ci sa ay ci sa fond. donc ñu ngi ñaanal encore une fois ñi nga xam ne ñoo yor artisanat ñi nga xam ne ñoom lañ délégué pour ñu taxawal. nañu gestu seen ginnaaw ñi nga xam ne ñoo leen nekkal ci base bi ñu impliqué leen ci liggéey bi parce que képp koo xam ne da ngay liggéey te fàtte sa base yaakaar naa sa liggéey bi jëm kanam. maa ngi jégalu di gàttal. merci président am na solo di kontaan ci yéen macha allah. jërëjëf président am na solo jërëjëf merci président Touba Nguéniène ñu ngi koy remercier ñii di woote ñi jot a woote ñëpp ay président organisation la ñoom ñëpp ñu ay organisation yoo xam ne seen commune la ñëw affilié ci fédération bi ñoo leen di nuyu bu baax di leen remercier ci seen participation ma bàyyi la nga daaneel très rapidement si wàllum village artisanal yi dafa war a nekk fierté ma ne ci réew bi ku ñëw ñu yóbbu la ci suñu village ñu yaatal ko ba nga xam ni dañ fay gis liggéeyu savoir faire u artisan Sénégal yi loolu lu am solo la xañ na daan na am nag bu njëkk mais léegi village yi daanaka dañu dee amuñu benn jàppale boo demee doo fa fekk dara lu kii ñoom dañuy xëy suba ba ngoon war a jaay duñ jaay benn article loolu dafa metti alors gis nañ aussi administration bi day faral commandé bu baax wàllum lépp jëm ci wàllum mobilier yéen foofu tamit dafa mel ne gisoo leen seen bopp de non foofu gis ñu fa suñu bopp gisuñu fa suñu bopp ndax reproche bi ñuy reproché mooy lan wala seen liggéey suñu liggéey seen liggéey finition la ñuy wax ak ay normes ainsi de suite te loolu aussi beneen problème la non c'est vrai pardon loolu tamit des fois foofu moom foofu ma taxaw fa tuuti des fois aussi nit ñi dañuy commandé maanaam fi ngeen date bi ngeen war a livrer am na si ñoo xamante ne day am retard wala tamit luñ doon xaar ci wàllum liggéey bi mu jaar yoon mu am ay manquement loolu est-ce que du loolu moom mooy dem ba découragé loo mais loolu bi wala ak ñenn ñi si nit ñi d'accord loolu dafa am ci loo xam ne ñun suñu capacité suñu fa lañ mën a yem suñu doole fa la yem xam nga mooy lan jàng nañ métier bi ba war ko man ko wala loolu formation bi tamit dafay ñëwaat wala formation day ñëwaat formalisé wu nañu yore ay entreprise formelle comprendre nga léegi dafa am benn formation ak matériel boo xam ne loolu moo ñu manqué mais loolu ñun mënuñu ko amal suñu bopp wala ñëpp bokk mënuñu ko amal seen bopp mais maanaam état bi daal moom moo leen war a loolu jàppale mu encadrer les artisans ci yooyu yëpp dafa leen formation yooyu ñu matériel adéquat bi nga xamante ni moom méngoo ak jamono ba ñuy liggéeyee Europe pour mën a def finition bu rafet mais ñu am loolu su ko defee suñ ko defee rek mën nañu liggéey ak ñoom parce que ñun li ñuy am suñu maigre moyens yi ñu am di ci débrouiller di ci def lu rafet lu dëgër mais tubaab bi du utiliser énergie bu toll noonu pour mën a def mais xam nga sànq ba léegi yaa ngi wax ci état bi jéego yu ñu war a def même tamit ñi woote mais yéen tamit seen biir est-ce que jotul tamit ngeen waxtaan su ko defee aussi seen secteur bi gën a mën jëm kanam si lépp lu ñu leen jox ci wàllum liggéey muy ay commande yooyu lépp jaar yoon ma si liggéey waaw ñun loolu ñu ngi ci ndax tey nit ci ndax tamit yéen aussi seen secteur bi tamit des fois aussi ñu gis ci ay. waaw dëgg la parce que secteur yëpp la boo ci dugg rek. effectivement di nga fa fekk lu positif ak leneen. mais ñun ñoo ngi ciy góorgóorlu le maximum. góorgóorlu ci di def ay formation entre nous. góorgóorlu ci di dem ci côté état toujours. fi nga xam ne fa la formation yi amee ñuy cueillir foofu ay formation di ko indil suñu membres yi au moins ñu mën a am xam-xam bu bees. boo xam ne amuñu ko woon pour mën a dem vers l'international. kon formation bi dafa sooxe. formation bi dafa sooxe. doyul matériel bi aussi bi nga xam ni moom moo méngoo ak jamono pour mën a def yenn finition yi amuñu ko. amul Sénégal matériel bi dafa cher daal wala. dafa cher tey boo doon xool tey ñi ko mën a am fii am doole bi da nga leen di wàññi tey benn machine boo xam ni 12 têtes lay doon. 12 têtes def li 12 têtes bi day def lii bi def lii boo ko doon xool ci Sénégal ñi ko fi am bariwul. te yooyu yëpp matériel lourd la xam nga sax exactement bëgguma avancer prix matériel lourd la boo xam ne tey te 12 têtes yi bu ci nekk dafa am liggéey ak la muy def bu ci nekk. bu dee yërele ki koy dagg fële ak kii monter bouton bi kii ourler kii def ba keroog yëre bi di dem di fini. lépp ci benn machine bi moo koy def. te machine bi étape yëpp lay jaar. yëpp lay jaar. très bien di tikkoo takk mu liggéeyal la lu bëri. mais yooyu ñun suñu amoon loolu mën nañ fi liggéey lu bëri. mais ak moyens yi ñu am. mais ñoo ngi ciy def lu ñu mën. léegi nag pour que comme finition bi ñuy wax ak yooyu ñu mën ci accéder nan ñu jàppale ci formation boobu. suñu ministre de l'artisanat bii buy génn di dem bitim réew mu xool ñeenti artisan ànd ak ñoom
ñu dem am foofu formation bu baax ñooñu ñëw indi loolu tasaare ko encore mu gën a yaatu. ainsi de suite ainsi de suite yooyu bu ñu ko defoon rek dina kii. sànq aussi wax nga wàllum yëre mbir mi ñu ko doon commandé mbir mi dafa xaw a taq suuf ndax mbas mi mais wàllum dàll quand même nit ñaa ngi koy commandé ndax nit ñi moom ñu ngi sol dàll ba tey. waaw nit ñi ñu ngi sol dàll ci wàllum même nit ñi ñu ngi sol yëre. ñu ngi sol yëre mais ni mu demee woon. c'est-à-dire yëre xam nga xew yi wàññeeku na. waaw loolu moom d'accord nañ ndax situation bi. moo tax ndax crise sanitaire bi. mais wàllum dàll quand même. foofu moom ñi nga xamante ni ñoo fay yëngu macha allah. waaw mën nañu wax loolu. non voilà fépp la wàññeeku ah fépp la wàññeeku du question daal ak kii ci secteur bi yëpp. oui foo laal rek am na lu wàññeeku par rapport ak avant. oui am na lu wàññeeku par rapport ak avant daal yi nit ñi dañ koy sol mënuñu bañ a sol daal. bien comme sûr nit ñi mënuñu bañ a sol yére c'est vrai. effectivement mais wàññeeku na ndax niñ ko doon solee niñ ko doon jëndee defeetuñ ko noonu. defeetuñ ko noonu ndax activités yu bëri dafa wàññeeku. dem yi dafa wàññeeku. ma jël keneen ku nekk si ligne bi ndax lu ñu dese si ay simili bëriwul allo 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 kilifa gi mën nga wax directement nga bañ a déglu télé bi allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam baal ñu nga wàññi son wu télé. salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi dafa. allo oui. da ngay déglu télé bi bul déglu télé bi mën nga wax directement s'il vous plaît. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kilifa gi na ngeen def. alhamdulilah. yéen a ngi si jàmm. ñu si jàmm waaw. alhamdulilah. ñu lay déglu. waaw maa ngi leen di nuyu. ñu lay fay. allo kilifa gi da nga jàpp télé. waaw dama jàppoon télé waaw. waaw da ngay wàññi son bi carrément. maanaam nga bañ a déglu télé bi. dëgg la maa ngi leen di nuyu. très bien voilà. maa ngi lay nuyu. ñu lay fay. waaw di nuyu sa invité président Massila Gueye. waaw man la Mbaye Lam. di secrétaire général bu Rewas Dakar. Mbaye bismillah. waaw di jaajëfal Massila comme ni mu ko waxee noonu. oui. parce que wax dëgg yàlla ñi gis na mi ngi taxawal secteur de l'artisanat. te am na ci taxawaay bu rafet wax dëgg yàlla. merci. li mu wax noonu nag ci wàllu lu jëm ci Covid beeg fonds de résilience bi ak PESA bi. oui. kooku dafa mel na dem na ñu ngi jéggalu bu baax a baax moom tamit dafa ñëwoon ci wàllum PESA bi ak fonds de résilience bi loolu yaatal nañ ko sànq. ñu ngi toll woon ci wàllum cordonnerie. foofu nañ toll woon. waaw secteur boobu macha allah. non amul déggoo man la amul secteur boo xam ne rek Covid bi amul lu mu fa wàññi. El Hadj Malick parce que bu mu ci doon rek. na mu daan doxee wàññeeku na bu baax même menuiserie aussi. menuiserie aussi parce que ki nga xam ne day dem liggéeylu ay meubles wala defarlu ay portes yooyu yëpp day fekk. oui activité am ni mu waroon doxee mi ngi doxee. mais day wàññeeku parce que li nga doon liggéey wàññeeku na. temps bi wàññeeku na. yooyu yëpp su ko defee activité bi day wàññeeku forcément menuisier bi maçon bi muy ku mënti doon rek. oui da nga koy na ngeen di dundee très rapidement ñu jeexal na ngeen di dundee li ngeen jàpp ni concurrence déloyale la ci produits étrangers yi. concurrence déloyale d'accord parce que loolu ni ñu ko jàppee mooy bëri na ci loo xam ne rek comme ni may wax toujours suñu wax il faut mu séwét dem ci état. parce que bëri na loo xam ne ñoom ñoo ko mën. concurrence déloyale tey buñ ni woon tey ñun sañu ñu defar ay dàll Sénégal di ko yóbbu Maroc di ko jaay wala ñu defal ay jalaabi Sénégal di ko yóbbu Maroc di ko jaay mais même sénégalais aussi nañ def comme noonu li nga xamante ni moom la ñu war a jël. moom la ñuy consommer. ñu jàppale ñun ñu koy defar. la nga xam ne moom mooy jóge bitim réew te ñu xam ne loolu daf ñu yàqal friperie bi lu gën a daaneel artisan yi ci côté habillement bi ci la bokk. ay dàll da ngay dem si bal bi jël ay dàll yoo xam ni 5000 francs nga am ay dàll yu kenn xamul. yooyu yëpp te ñun fii mën nañ ko defar bu ñu jàppalee suñu cordonnier yi nekk fii finition boobu nga xam ne ñële mën nañ ko def ñu def ko. ñuy defar ay training defar façon dàll bu nekk. Massila Gueye malheureusement waxtu bi jeex na. sa kàddu bu mujj. gàtt na de xanaa di wax rek mais c'est vrai nga ni gàtt na mais da nga xaw a tardé. dama xaw a beneen yoon dama xaw a tardé di nga ñëw heure. beneen yoon dinañ gën a gaaw. effectivement bon xanaa di wax rek ci artisan yi. nañu jóg dem briguer suffrage yi. ndax am nañu mouvement des artisans boo xam ne mouvement politique la MAD. ndaxte nag
li ñuy jooy yàgg nañ ko jooy. kon da ngeen di comme politique comme léegi ñoo ngi jooy. ah bon te dégguñu nu ba léegi. su boobaa nag ñun tamit nañ jóg. da ngeen di engagé wu. jéem a dugg ci mbir mi ba xam su boobaa bu ñu fekkee fa ñuy séddale xañ na artisan yi dootuñu ñàkk. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Massila Gueye. merci El Hadj Malick kontaan nañ jërëjëf. mu nekkoon Massila Gueye président de la fédération des artisans du département de Pikine ñu koy wax FEDAP mu nekkoon suñu gan tey si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amoon seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.